ngeen jëf mbokk ci ànd beeg RFM ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp di leen dalal jàmm ci seen émission penco ak RFM suba su ne la fii ci rajo Futur Média tey jii nag wàllu presse bi la ñuy waxtaanee de façon générale rawatina presse bi jaare ci internet gi ak it ñi nga xamante ni moo ca xaw a laxasu la cay ñuul loolu daal lañ ca bëgg a dindi moo waral kuréel taxaw collectif bu taxaw ngir assainir la presse ginnaaw bi ñu ci gisee ay rëq-rëq ak doxali nag nu ne bu leen fàtte nag bu nu fàtte geste barrière yi ci kaw mbas mi nu ne raxasu yeeg masque yi ñu ci baaxel di ci bàyyiloonte xel sunu biir di continuer nañ ko exiger ci place publique yi muy wàllu entreprise banque yeeg yeneen ñuy baaxel rek gars yi nga xam ñoo fay dugg ne nu ko ñuy defee fii ci RFM ku fi dugg moom faaw nga masque wu ñu laalal lay gel am na ci nag ñu ginnaaw si dañ koy dugal seen poos mais masque moom bi ngeen ko def bala ngeen di dugg rajo Futur Média ak ñun ci téléphone bi Ibrahima Lissa Faye Ibrahima maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar El Hadj Assane. Presse Afrique j'espère que ku fay dugg di nga masque wu. ah waaw da nga masque wu da nga def gel. mu ngoog gars yi ne am na dafa naa docteur Ousmane Gueye suma jumul mu ngi ñaan toute la presse ñu bañ a relâché ci wàllu d'abord sensibilisation gi as tuut rek ci ay secondes ci wàllu woowu laata ñu ñëw ci presse bi ci boppam sensibilisation bi ëpp naa bàyyi de n'est-ce pas Lissa. ah waaw no ëpp naa bàyyi moom. te ba léegi corona jóge gu fi. et fu ñu yaakaare ne daan nañ ko rek. mu gën a jebbiwaat. ndaxte gis nañ fan yi passé am nañ fa ay 30 cas 40 cas ak yooyu noonu. te gëjoon nañ ko am donc moo tax gel yi bu mu jógee ci bureau yi bu mu jógee ci oto yi bu mu jógee ci kër yi. te it masque yi ñu ko di takk parce que nit ñi dañuy xalaat ne masque bi day gêné waate wala dafay kii yooyu noonu mais sedd lañu nekk. te seddaay germe yi day gaaw a développé wu. donc moo tax lu waaye mën a moytu contact nga moytu contact. et aussi di takk masque bu set bu correct. dakk ko ba mu muur kanam ngeeg yëpp. et it di yor gel chaque fois boo mënul raxasu nga def sa gel moo gën a wóor. am na solo macha allah Ibrahima Lissa Faye ni ma ko waxee yaa jiite Presse Afrique bokk ci kuréel ak appel ñu yëngu ci wàllu presse en ligne gi kuréel taxaw ci wàllu assainir la presse dugguleet gaa boobaak léegi ñu ngi jéem nag yi moom ñu ngi koy jéem a daaneel xanaa kay fu nu koy jàppee la nuy xool xëy na yéen bi yoon ngeen jàppee ko ca béjjén ya wala xëcc génn ga ak yeneen mais yëf yaa ngi tëba léegi presse bi am na lu ciy rax waaye bi yoon moom dafa dem sax ba ci wàllu moral waaw parce que ni ñu koy yàqee ñaaw na ñaaw goo xam ne ci internet gi ba nit ñi sax bu ñuy attee dañ naan rek journalistes yi ñëpp a yam alors que ña koy def sax du ñu ay journalistes naka la ñu mën a def ba tàqale mbir yi. li ñu war a mën a def El Hadj Assane ba tàqale mbir mi mooy maanaam ñu appliquer code bi. lépp mi ngi ci code bi. ndaxte ñun professionnels yi ak état bi dañu toog ñuy waxtaan ñu nekkat lan moo mën a jëmale profession bi kanam lan moo mën a tax vraiment ba dérive yi wàññeeku ñu ne nañ ko def ci code bi. et wax dëgg fa yàlla boo xoolee code bi ci 256 articles yi mu am yëpp. entrée bi la ñu gérer financement bi. ak organisation bi en interne ak kuréel yi nga xam te ne ñoo ngànk presse bi war ko mën a jëmale kanam et loolu noonu yëpp maanaam am na ci yenn disposition yoo xam te ne tey ci biir code bi soxlawul décret d'application soxlawul arrêté soxlawul loi pour ñu jëmmal ko pour ñu doxal ko. donc loolu noonu muy ministère bi wala état bi yi nga xam ne ñoo ko war a doxal war nañ ko mën a veiller à l'application ci saa si depuis bi ñu voté code bi ba promulgué ko. waaye nag am na loo xam ne moo ci des. moo di yenn texte d'application yi comme loi ARCA bi. comme mooy décret instituant le fonds d'appui. ak décret bi nga xam te ne mooy qui porte sur les avantages et les obligations liées aux entreprises de presse. ak yenn arrêté yi nga xam te ne moom la ministère bi war a jël. et yooyu noonu tant que maanaam jàllul. maanaam presse bi mënut a ñoŋ. oui du yomb su day am benn prox ndoll boo xam te ne fa la nit ñi di jaar. di def lu leen neex. maintenant c'est vrai que nit état bi war nañu jàppale nguur gi également mais nit ki aussi li ñuy wax yow yaay njëkk a fexe bale sa kër balaa keneen di ñëw di la jàppale ci mbale ma mais gis nañu ne lu ci bari di jàll mais c'est pas à l'insu des patrons de presse d'abord ensuite les responsables je pense au directeur des programmes. responsable yi nga yor télévision yor rajo wala journal gis yenn yi di fa jaar parfois nga noppi parce que looloo indi xaalis ñu ne ay nombre de vues loo xamante ni yow yaa ngi yàq penc mi mais yow na ngay encaisser rek. mais xam nga El Hadj Assane bu doon turi woon ne entreprise de presse normale régulière yi nga xam ne xam nañ leen rek. yaakaar naa ne problème du am
mais jamono jii nii dafa am lu bëri lu dugg ci biir métier bi. mais am na ci quand même ñoo xamante ni dama dul ba xam nga boo tuddee ay tur tooñ xëy na. mais télévision yu bari fan yi gis nañ seen émission yu des émissions médiocres mais après on te dira oui ñoom ñoo ëpp audience. c'est triste quand même. mais xam nga loolu yëpp lan la parce que CNRA joue rôle ba mu war a jouer. ndaxte CNRA moo war a veiller disons à ce que le contenu soit informatif ou divertissant. wala mu am njëriñ pour population bi. c'est ça en fait. parce que contenu bi dañ ko définir ba mu leer nañ. et CNRA war na signer loo maanaam ñii di organe de communication audiovisuelle yi. mooy cahier de charge ak convention. mais boobu ba léegi nii. ñi ngi wax mais mënu fexe ba génn. du convention du cahier de charge. et loolu tant que maanaam télé yi signé wuñ ko rajo yi signé wuñ ko lu neex waaye def. ndaxte doo am lenn loo xam si ne da nga ko respecté wala da nga ko kii ak yooyu noonu. léegi internet gi ngeen nekk yéen moo gën a tee garaaw vraiment di nga ci gis yoo xam ni parfois da ngay mer ba futt doo ca mun dara mais da nga naan lii daal. et malheureusement bu nuy àtte di juger dañ leen tey boole yéen ñëpp ca yow du li nga nekk ci téléphone bi moo tax ma koy wax yàgg naa ko seede foo nekkul man damay jàng presse Afrique di xool ñeneen ñi am na ci ñu responsable vraiment même beaucoup d'infos yoo xam ni da ngay lànk di ko siiwal par responsabilité malheureusement demeewul noonee ci ñëpp. mais xam nga El Hadj Assane bu ñu waxante dëgg rek. mooy que fi mu nekk buzz bi dafa nar a lakk dëkk bi. clic bi. et nit ñi bu ñu créer seen site wala ñu créer chaîne YouTube. ñoom lu ñu mënta def pour am clic fayeeku lu gën a bëri rek loolu la ñuy def. et am na ci yenn yoo xam ci ne da nga ni lii sax mise en scène la. pour fës ak pour ñu cliquer leen. et loolu bu dakkul luy raam ci ñag bi la jëm. et bu ñu waxul yàlla tere ci ko ñaan ñu ko yàlla. musiba dina am. dëgg la et il faut que ñi war a wax yëpp wax ñu jàpp ci vraiment ba ñii di def lu leen neex dëkk ci def musiba vraiment parce que am na yenn image yoo xam te ne da yàq société. mais am na yenn image yoo xam te ne mën na andi féewaloo ci biir ay communauté ba andi sax ay tojante bopp. loolu ñaan ñu ko yàlla. dëgg la de mën na indi ay tarxiis yu ne. et malheureusement bu ñu seetaanee mais xam nga am nañ ay arbitre moom ñàkk ko fi ci xaw ma nag fan la problème bi nekkee. mais xam nga arbitre bi. lan moo téye loxo yi daal am na da ngay. non xam nga arbitre bi lan la. parce que CNRA ci forme bi mu nekk nii. moom mënul réguler les web TV là ak les IPTV parce que. forme ancienne bi la. léegi maanaam il faut que ñu yeesal ka andi arca bi. arca bi moo ànd ak code bi. arca bi nag moo am doole am sañ-sañ pour maanaam signaler par force képp ku yor web TV wala web rajo benn cahier de charge ak convention comme ni ñu koy defee rajo yi ak yeneen télé yi. c'est-à-dire loolu obligation lay doon. ci képp koo xam ci ne créé nga web TV wala web rajo. et aussi li ñu war a xam mooy entreprise de presse en ligne. mais c'est une entreprise de presse normale. et code bi dafa ne pour nga créer entreprise de presse en ligne il faut nga créer entreprise au vrai sens du terme c'est-à-dire aux normes de OHADA. ba pare recruter ñetti journaliste directeur de publication bu am 10 ans d'expérience. directeur en chef bu am 7 ans d'expérience ak benn journaliste. et contrat yi dafa war a nekk contrat yoo xamante ne inspection du travail da koy visé. mais généralement nag ce cahier de charge n'est pas respecté boo xoolee même budul sax internet gi am na fi ay journal ci de la place rajo yoo xam ni boo fa demoon nar a lim ñooñ ngay wax doo ko fa gis. mais xam nga dañ ko bàyyi ba mu jéggi dayoo ñu bëgg a ñëw topp ci watatu jaan ji dóor rek. xam moom problème yëpp lan la. mooy aide de la presse. oui aide de la presse bi ñuy joxe chaque année. nit ñi dañuy créer seen organe. dañuy toog lu yàgg duñ ko def duñu def mise à jour wala duñu génn. mais bu ñu xalaatee ne maanaam fii ak ñetti weer et bi dina génn. ñu def tout pour jéem a fees foofu la ñuy nag demee yàq def andi musiba. andi problème mais en tout cas acteur de la presse yi ñoo war a jóg nag sàmm mbir mi parce que xam naa ni sax wax ji dina rëy parce que est-ce que soupçonné wu leen aussi ñu mel ni dañuy seetaan pour ñu faf xaru benn yoon ñu ne waaw ba leen foofu sax ñoom presse bu néew doole nu arrangé. may gaarawaale état bi quoi. mais ñun loolu lañ xalaat. ndaxte wax dëgg fa yàlla. oui. ñun acteurs yi duñu jógee ci sonj état bi. pour li nga xam te ne war nañ ko def mu di affaire code bi. ñu kii ka parce que loolu buñ ko voté rek mu jeexal processus bu mu jeex rek
léegi li ci des xeex lay doon pour que maanaam mise en œuvre bi. doxale waaye li ci gën a garaaw aussi ci vraiment moo gën a teexel mooy code bi jamono ji mu toll nii. comme ni ma ko waxee ci njëlbeen am na yenn disposition yoo xam ne mën nañ ko jëmmal war nañ ko mën a appliquer. oui mais état bi deful dara pour appliquer ko. ah oui par exemple bu ñu jëlee distribution aide de la presse daaw. mais dañuy ñëw rek jox ñëpp maasal ñëpp jox ñëpp. et nit ñi loolu moo leen arrangé moo tax maanaam képp ku jóg yaakaar ne moo war na mën a am média. ak fu mu ko mën ci teg te fekk na du jàng bi. du sañ-sañ bi. et amul ay journaliste amul dara. mais da koy def juste pour maanaam après xëm xëccoo ci te ku ko jotul. coow am. maintenant état bu yeewu dina xam ne même liggéey bi muy def moom bu fekkee ne amuloo presse bu baax ca dëgër bu professionnel yëf yëpp mujj na wëlbatiku bal teng sa ba dal sa kaw parce que déjà moom la ñuy jàmbat rek kilifa goo fi dégg ngay xas presse bi mais suñu leen jàppale woon ba pare exiger doxalin wenn wi ci cahier de charge yi danañ am assez de professionnels pour éviter beaucoup de dérives. mais El Hadj Assane état bi c'est-à-dire dafa am ñu fa nekk ci biir ñoo xam ci ne dañu am seen i site am seen i organe te ñooñu aussi defuñu dara pour maanaam mbir mi changé. loolu mooy dëgg bi. ñoom communication la ñuy def dañu bëgg ko leen di taaral seen i mbir. voilà dafa am na ci ay député. am na ci ay ministre ay DG yoo xam ne dañu am seen i site. am seen i journaux et ñooñu duñu bëgg mbir mi changé parce que bu changé seen i kii day deñ. xam nga. donc mbir mi dafa compliqué boo xam ci ne. oui lëj na moom ñun dañuy yaakaar na ñun xëy na ndax ñun ay va-t-en guerre lañu wala ñun dañoo bëggul jàmm fekk na. dem nañ ba dañuy booleeg président naan président ñii kat. vraiment dañuy rebelle wu dañuy kii fekk na ñun lu ñu bëgg. mooy juste mbir mi jaar yoon. kese ñëpp mën ci jëriñoo. ana Sénégal mu ci njëkk a jëriñoo. ana magi presse bi. ñëpp daw nañu ñii dem nañ bureaucratisé wu ñii ña nga ca politique yi karawaatu tudduma kenn nag. El Hadj Assane presse bi dafa métti de. Ibrahima ma jël El Malick maa ngi lay gërëm bu baax. waaw bu mën naa lancer benn message bu ndaw rek. rapidement waaw. waa El Hadj Assane. Covid bi ñëpp la laal. ñëpp la laal. jotuloo ci aide yi ndimbali. non presse bi. presse Afrique la entreprise de presse yi. jotu ci. déet waay. et bu ma la y a beaucoup d'entreprises de presse depuis. discours yu rëy yi ñu fi gars yi def yëpp. kuréel yi ñu def yëpp. waxtaan yi ñu def yëpp. même plan yi ñu def yëpp. et ba léegi nii mën nañu gis Macky. ñun malheureusement ñun kuy jooytu ñu jox la micro nga jooytu. waaye ñun moom dañuy toog ne nemm rek. te fekk entreprise yi ñu ngay loolu ca suñu ministre dafa mel ni ma xaw a fiire waa culture gi dafa mel dañ ko nangu ci ñun. non nangu nañ ko ci ñun moom. doo sax sentir ne ministre de la communication ngi fi. wallaahi wallaahi. vraiment il faut le dire je le regrette comme ça de le dire comme ça mais ministre de la culture fi gën a ne quoi. non moom kay culture la gën a ci et damay ragal nag dina am entreprise yu tëj bi yàgg dara. yàlla am ñoo xam ne amatuñ sax carburant bu ñu def seen oto yi. dëgg la non métti na moom. métti na trop métti na gars yi kay président dégg message bi. waaw mu jàpp ci mu wax ci. dëgg la tur yee fi des rek ak sag yi mais ak ciw gi. waaw mais métti na lool. jërëjëf Ibrahima Lissa Faye. jërëjëf El Hadj Assane di am yaakaar ne kilifa yi dégg nañu ko jàppale la presse lu ko mooy nag li ciy gën a wex ci ñoom lañu parce que di nga toog sa kër di dégg nit ñi wax yu garaaw yoo xamante ni wala léegi ñu tuumaal la et cetera ca mënoo dëkkee ci di yóbbu nit ñi dig rek waaw kon il faut aider à assainir. El Malick Seck ginnaaw bi nu ko mayee ab diir mu ndekki ba noppi El Malick mu ngi Sénégal kilifa la fa bokk ci kuréel gi taxaw ngir assainir la presse El Malick maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar El Hadj Assane di ziar auditeur u RFM yëpp itam. ak surtout tam bépp journaliste bi nga xam te yaa ngi bokk ci collectif assainir la presse. très bien léegi yow xam naa dañuy embrayer rek dem ci wàllu ni ngeen ko nar a doxalee assainissement bi parce que wax nañ problème bi daanaka def nañ diagnostic bi boobaak léegi sax at ñu ngi koy def léegi yéen ban yoon parce que nee naa du gulet ñuy jéem a fexe assainissement bu ni mel d'autant plus que fi àddina toll métier yëpp moo yàqu du rek presse bi de tey jii ku jóg woy ku jóg ne animateur la ku jóg ne nii la infiltré nañu ñëpp yéen yan yoon ngeen bëgg jël concrètement pour assainissement bi. concrètement mooy li nga xam te ni moom la ñuy fas yéene def mooy incha allahu. métier bi dafa am lu muy laaj. mooy nga jàng nga am formation. ñaar yooyu su matee daanaka sa tàggatu xëy na mën nañu am yaakaar que ni li ñu def ci yow dina mat. am na ñoo xam te ni
danañu def formation ci école yoo xam te ne école de journalisme. am na ñoo xam te ni tam dinañ def formation ci rédaction yi. def ay biir yi nga xam ni vraiment xam nañu comme ni ñu koy waxee les b.a.-ba du métier. mën cee sañu dugg. xam ruqaanu métier gi. voilà waaye nag léegi nag Sénégal dañuy jaawale. surtout la société sénégalaise en général dañuy jaawale ñi nga xam te ni ay facebookers lañu ay youtubeurs lañu wala ubbi sa benn page soo xam te ni rek rëy la miñ nangam rek. génn ci écran de télé yi. wala nga fës ci Facebook bi. rek ñu ne voilà journaliste la donc am na sañ-sañ bi nangam. mais malheureusement il faut faire avec àddina moo ni toll xam nga mënoo tëj Facebook yi YouTube yi nangam àddina bu tollee fenn fii c'est à nous de nous réadapter voilà. tout à fait d'accord naa loolu. waaye tam. c'est-à-dire li may wax mooy société bi bu ñu leen étiqueté. te ni ñooñu ay journalistes lañu parce que ñu ngi feeñ télé. il faut que ñu ràññee wala ñu ngi feeñ ci internet bi. du yomb nag ndax taux ñu baal ma ak fort taux d'analphabétisme bi ñu bari sekkee nag njaween yenn yi jàngul ràññeet léegi du yomb de xanaa ñu dimbali leen ñu mën a di def ràññee gi. waaw loolu moom ci lay bokk mais tam surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy patron de presse itam. comme ni dégg naa sànq ni nga doon waxee ak Ibrahima Lissa Faye. boo ko dee xool léegi jamono yi sunu télévision yi. dootuñu recruter pratiquement journalistes yi dañuy dem jëli ay. maa la ko wax. ay célébrité ñu siiw rek. voilà ñu siiwee ci beneen métier rek nga ne xam ni siiw na. léegi teg ko au devant. nga ñëw teg ko rek oui. au détriment ci ki nga xam te ni dafa dem defi formation ba am xam-xam bi. am compétence bi. toog di chômer yow nga jëlee koo xam te ni jàngu ko xamu ko. mënu ko mais loolu bu cahier de charge amoon am na sax gaa mais bu fekkoon am na contrôle ñu kilifa yi ñëw di xool ndax yaa ngi doxalee cahier de charge yow yenn xuusmaa ñàpp yooyu doo leen sañu dugal sa rédaction. suma El Hadj Assane sànq maa ngi doon dégg nga doon waxtaan ak Ibrahima Lissa Faye ci loolu. mais loolu man dama am mbetteel ci ñi nga xam te ni ñoo suñu njiit yi maanaam suñu doyen ci biir liggéey bi. comme ni nga waxee ba ñu tudd ay tur. waaye ñoom ñëpp daanaka léegi ay ministre lañu. jege président de la République war ko mën a conseiller mu signé cahier de charge mu ratifier li nga xam te ni moom la journaliste bi war a am ci gëddam. ci organes yi ci kii mais malheureusement ñooñu kenn ku ci nekk ku xase ba jege président rek sa poche nga lijjanti. parce que sax ne yow xëy na sa posture de journaliste sax moo tax président Macky Sall indi la fa. mais malheureusement loolu amul. léegi li ñu war ñun tamit parce que bu ñuy xas garab gi pour mu gën a dekk ñun tamit est-ce que taxawaay bi war ñu ngi koy def est-ce que journaliste alimentaire yi ñu baal ma ci waxin wi est-ce que nangu corruption bi jaay sa bopp gi jaayu gi loolu tam xam nga parce que bu ñëpp yemee sax am ñu gedd seen cër naam mais est-ce que suñu biir waroon waxante yenn dëgg yi. en kay El Hadj Assane loolu en tout cas ñun moom suñu collectif moom ci lañ dëkk. ñun moom marché waaw ci lañ dëkk ñun. xanaa kay tam loolu tam di wax tam ñoom encore patron de presse. xam nga li ngay wax ay journaliste alimentaire nangam bu fekkee ne patron de presse ñoom respecté nañ li nga xam te ni. moom la charte yi wax. comme convention beeg loolu. salaire yi di mat di teel a ñëw nangam ak nangam comme journaliste dootul tal leneen. li muy tal mooy xalaat liggéeyam. def ko ci yoon bi nga xam te ni moom la ko. pas forcément ki amul éthique moom gis nañ ay directeurs généraux ay ministres yu rawal yu ni ko randal pour ne pas dire beneen mot donc randal gi moom ci jikko la rek éthique déontologie dañ la koy sax jàngal fekk nga ñu yaraale la ci da nga ko war a wéyee. mais loolu sax El Hadj Assane loolu ci biir kër gi la xam nga ñun mag ñi dañuy jàngal am jom. dañuy jàngal jom def leen. jom wax leen mu ngoog baat baa ngoog dem fenn. maanaam dafa am loo xam te ni li ma sum papa yàlla na ko yàlla yërëm. li ma wax naan. looy bañ ñu yedd looy def di nëbbatu rek. baaxul dëgg la. looy def di nëbbatu baaxul. donc loo xam te ni dañ nga ko def ci biir pinc mi. xëy na sax bu fekkee ni baaxulee nit ki dina ñëw ne la da ngaa juum fa du nii. mais boo duy nëbbatu di ko def doo am ko la yedd. dëgg la. waaw donc dafa am loo xam te ni sunu patron de presse tam war nañ ci gën a góorgóorlu ñoom tam. di jàppale journaliste yi parce que patron de presse yu bëri yëpp la majeure partie nag su ma la wax mun naa la wax ne 98% yëpp dañu bëgg lu yomb.
waaw amul kenn koo xam te ni convention bi respecté nga ko wala te di nga ko bàyyi xel yow li nga la intéressé mooy. fexeel ba journaliste dem liggéey. ñëw wàcc wala comme ni nga ko waxee woon sànq bu fekkee ne ci website bi la. en fait bu fekkee ne ci site internet net bi la. nga gis même. ñoom l'essentiel mooy nombre de vues yi ngay indi rek ma leen di intéressé mais li ñuy wax éthique bi ak déontologie bi soo xalaatuñ ko sax ñoom daal nombre de vues bi ñëw bu ko defee ak sant mën a génn xaalis yu bëri moo leen di jox parce que contrôle bi rek kon léegi nag état bi njaboote ñëpp nag moom la contrôle bi war ak bànqaas yu mën a tëral nu mu ko mën a tuddee CNRA ak nangam l'essentiel du ci tur yi l'essentiel ci jëf yi la impact bi nit ñi gis ne fii am na contrôle ak may gët goo xam ni kenn du sañ a yegg fenn fii n'est-ce pas effectivement mais xam nga bon beneen bi tam mooy ñun waa collectif Assainir la Presse ñëw ñëpp yi toogaanu pour réprimander pour du dóor pour du duma non ñun li ñu bëgg mooy ñi nga sunu liggéey ñu ñongal ko jox ko fulla jox ko fayda El Hadj Assane booy xool ñoom patron de presse comme yi nga xam ne leen tax a jóg ñoom ñëpp xam nañ ko mais léegi ne ñun nag li ñu tax a jóg parce que am na ay CORED am na ay yeneen bànqaas yoo xam te ni pour jubbanti la pour sanctionner. ñu nag amuñu kattan googu. amuñu sax yéene boobu yéene. non xam nga CORED journaliste la mën a woo di ko yedd mais façon yii ma gis ci internet gi CORED boo leen wooyee sax ñoom noo leen di qualifié ba leen di waxtaan ak ñoom bokkuñu ci njaboot gi di. waaw mais ñoom ñëpp ay kilifa lañ yoo xam te ni dañu gérer. je pensais que correct pour les journalistes la xam nga le tribunal des pairs mais mun a dem jël man wax dëgg yàlla ku jigéen kooku ñu jàllale fan yi ci internet gi boo ko doon wooyew foo koy boole. mais c'est xanaa kilifaam ki nga xam te ni moo ko. ok ki ko engagé. voilà mais kooku da nga mën a waxal mais mënoo wax ak keneen. dëgg la. te xam nga tam maanaam vidéo boo ko dee xool. boo ko dee xool par exemple yow sa doom bu jigéen bu xëyoon tey ne la papa dama bëggoon def journalisme. papa ji xool vidéo boobu danaa ko yii bu fekkee ne lii mooy journalisme. doo dem. dëgg la moo tax waaye ni nga ko waxee rek il faut assainissement. voilà. ok ñun nag loolu moo ñu tax a jóg. dañu bëgg ni ñu tam parce que non seulement ça mais dafa encore dafa am loo ñeneen ñoo xam te ni dañu gangréné. maanaam dañu ñëw aussi yàq. dañuy ñëw ni ñu koy waxee sax bi ci orange bi dañu bëgg a seppi sànni ndaxte. daf ci am ñeneen ñoo xam te ne dañuy woote ay journalistes. ay xeet ba pare malheureusement tam ñoom ñëpp koo ci wax site internet la yore. xeetu turu site internet yoo xam ne extraordinaire. comme ndaw si ñu wax noonu vidéo boobu mu ngi tudd jaasi. dëgg la am na yeneen yoo xam te ni ay macha allah ay tur yu doy waar ngay dégg. loolu kay doy na waar nañ ko bàyyi foofu rek. alors là nag comme na ci Ibrahima Niass dafay waxee. xamuñu mise à jour xamuñu dara ñoom li ñu xam mooy. dañ ko bind indi à la presse. léegi gis nga bu rencontre amee. yow tey boo woote woon na benn rencontre. def ko APS. ñu jël si. wax ko ci rajo yi. bu subaa. ñi fay ñëw ñooy ëpp journaliste yi. dëgg la. ñi fay ñëw ñoo xam te ni généralement ñi ngi leen di woowee la racaille. mais fexe aussi xeex bi xam nga bu ñu ko def rek xeexu journaliste wala professionnel des médias mais même borom kër yi même kilifa diine yi parce que ñoom lii nuy xeex nii mooy li nar a dugg ci kër yëpp yàq ko. mais tout à fait parce que ñun aussi ñun tooguñu ne élage tooguñu parce que incha allahu am na ay journée yoo xam te ni fas yéene nañ ko parce que déjà très bien parce que suñu collectif bi léegi mu def 2 ans léegi mu def c'était en début janvier donc ça fait donc 2018 98 je veux dire donc bientôt ci kattanu yàlla en fait on avait fait le tour de toutes les rédactions ba pare collectif bi bépp journaliste mi ngi ci bépp journaliste bu bépp organe de presse bu Sénégal mi ngi ci. très bien télé rajo site internet ak quotidien magazine ak ñëpp nit ñi ngi ci. on fait plus de 300 membres. ouais am na solo. donc li tam suñu yéene tam moo nekk ni jéem a dajaloo. jërëjëf dem ci kilifa yi waxtaan ak ñoom. d'abord xanaa dañuy dellu si waat mooy kilifa rédaction yi waxtaan ak ñoom. ak yeneen kilifa yi nga xam ne dañu am kàddu am baat tam waxtaan ak ñoom liñ leen a xamal wécc bi lan la. bu ko defee nag ñoom tam ñu xam naka la ñuy conseiller ak naka la ñuy orienter. incha allah bu ko defee incha allah xëy na li ñu bëgg nañ jërëjëf El Malick Seck maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm bu baax Ibrahima Lissa Faye di leen gërëm mbokk yi ci teewlu gi Ablaye xam naa kàddu askan wi moom
ñu bañ a sori rek daal di koy bàyyi ci presse beeg internet geeg wàllu tasinu xibaar beeg yi ñuy gis yu yiwadi ak yoo xamante ni daanaka daal du yu jaadu nees mën a def ba assainissement bi am ci presse bi buñ ne presse bi ndax sax léeg-léeg ñu tooñ leen parce que leneen li moom kenn xamul lu mu waaye comme internet gi bayal la boo xamante ni dafa bees ca ay jéegoom gaaw muy bette di soppar ñiku ba daanaka moo tax il faut que ñu jéem koo jatang nag lu ko mooy rek fa muy mujj ak ñun du baax assainissement googee la ñuy waxtaanee Ablaye ci 88 628 14 14 ak auditeurs yi bu ngeen mënta jaar ci serveur bi 33 849 16 40 ngi fi 33 849 16 40 ngir mun a setal tasam xibaar ci réew mi dindi ci li ci bokkul rawatina li ngeen di gis ci internet gi wala télévision yi lu ngeen ko xalaatee nees ko mën a sellale ngeen baal ma rek wax dëgg yàlla ñu bañ a nag attaqué kenn nanu rek jéem a yeddante ci suuf sunu biir asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar soxna si. maa ngi lay delloo ziar. bisimilah El Hadj Assane Gueye. bisimilah jërëjëf. macha allah man la Adja Abi Mbengue sopp na bi. Mbengue ñu ngi lay ziar bu baax. Gueye maa ngi lay ziar. jërëjëf waaye sama nijaay nga sama yaay Gueye la sant. ah ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax. macha allah démb dama dugg waaye fekk poche bee diisul crédit bi gaaw a jeex. loolu nag moom du yoon il faut ñu feesal ko. waaw mu ngoog macha allah sant yàlla. Mbengue. waaw soo gisee ma woote nag. yow yaa tax ma woote. xam naa sax nag bëggoo ko nag. waaye dama ko yàgg bëgg maa ngi lay doo ko jot. El Hadj Assane damay rafetlu sa waxtaan ak sa taxawaay. jërëjëf ndax wax dëgg yàlla yaru dafa baax ci ku ne. te man sa émission yi télé yi dama koy seetaan wax dëgg yàlla dama lay estimer ndax ni ngay waxee. rajo bi macha allah li ngay cadré nit ñi. doo mer yaa ngi wax ak ñëpp di teg nit ñi seen ci yoon. macha allah loolu daf ma neex a neex dama bëgg ko yaru gaa yaru ma mais dama bëgg ko yaru. tubaarkàlla jërëjëf Adja ma lay ñaanal jàmm. amiin ñu bokk yàlla sàng la ma laan sutura may la gudd fan bu ànd ak wér ak wér. ñu bokk lépp li ngay wax ñun ñëpp nit ñi tamit yàlla def ñu dégg ko. dégg ko te topp ko. surtout démb ki topp ci man mi ngi wax si affaire masque yi. comme ni mu ko waxee léegi da ngay dugg sa sikaar masque wu nit ñi di la xool. dëgg la wax dëgg yàlla li ñuy def nii du pour kenn. ku ñu ne takkal masque. raxasul sa bopp lañ ko defal. dëgg la te l'islam moo njëkk a santaane set. macha allah mais da ngay xaar ba nga gis policier. ngay jël sa masque di ko takk loolu sa xeeblu sa bopp la. dëgg la voilà mu warul xeeblu boppam. dëgg la da nga war a jox sa bopp cër. li ñu lay def loo yow yaa pour say bopp la. dëgg la nga def ko. te yàlla tax. réew mi nag na ma yàlla baal waaye day na waar sama compagnie bi bari na ngeen jéem a seetaar suñu jikko yi defar suñu bopp. surtout ça soo génnee fii dem Europe lu bari doo ko sañ def. te bu ko ñëwee fii def je m'en fous. du yoon de. damay gën a góorgóorlu wala day jubuma sax waaye damay wax rek ñëpp ñu gën a góorgóorlu. jërëjëf xale yi mag ñeeg ndaw ñëpp nañ góorgóorlu te xam ne képp ku ñu ne sangul sa taar la bëgg. maa la ko wax waaw kon nag yàlla na yàlla def si ñoom dégg ak topp. amiin yàlla. macha allah une fois de plus maa ngi lay. remercier bu baax. jërëjëf di rafetlu sa taxawaay. jërëjëf di wax de heure bu ne maa ngi lay déglu ko. alhamdulilah yàlla fay la kontaan naa trop Adja am na la yàlla fay maa gën a kontaan su ma jotee. merci beaucoup yàlla sàmm la jërëjëf. 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam doom Ba. waaw Modou. maa ngi lay ziar. Modou bisimilah ñu ngi lay ziar bu baax. di la ko delloo bu baax. ayca. waaw xam nga rek xam nga Alaaji Assane. méccam tas xibaar. daa war a jàngal doomu aadama. am fu mu ko war a teg. boo déggee nit ñi di wax ne naa déglu ji journal léegi dem nañ ba léegi. rajo yi ngay xam ne nga joxe information yi sax. erreur mënut a weesu ngay xaar information bu leer si internet. maanaam bu ko net bi joxee rek nga ni non gis naa ci internet bi nangam. loolu erreur la. journaliste bi nga xam ne daf ko jàng di wut ay sources di si nekk. bind journaux nga war koo lire xam ne kii nii ku professionnel la. du xasta du saaga. dëgg la ab journaliste sax day gis ku koy xeex. nga jàmm. maanaam état toog fi tey di ko xeex. bu defee lu baax mu wax bu defee safaan nga wax. mais doo féete benn boor. ñoddi wala ngay xeex wala ngay sànni dafa am leneen noo xam ne. yar la war a joxe booy déglu man dama jàpp ne nit booy déglu rajo. déglu lu mel ni ay journaliste ak yooyu ak yar nga ci war a jële dëgg la ak loo xam ne nii am njàngale la. dëgg la moo tax booy déglu da ngay déglu koo xam ne nii ku professionnel la. mais boo dee déglu amateur yi mooy waral yenn ñàkk yar yi ngay wax na ma yàlla baal. ak ñàkk xam gi bu bari yooyu koy indi. dëgg la ndax boo toppee koo xam ne nii ndax man léegi dama seetlu benn affaire
boo wéree gis ko sol benn t-shirtam bu jaune wala bu verte te benn site la yor wala journaliste te man gisuma diplôme bu mu la mën a woon boo xam ne nii bu normal la. day na xam nga yooyu it war nañ ko xoolaat bu baax. ñu nekk ci c'est vrai il faut état bi continuer xoolaat waaw. merci état war na ci jóg. jërëjëf ko quoi. jërëjëf doom baay jërëjëf. ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm ñëpp ñu ni ziar ci téléphone bi naam. salaamaaleykum. Maman Aïcha maa ngi lay gërëm bu baax Fallou Xéewal également waaleykum salaam. Alaaji Assane. waaw. Oumar Sow la. sëñ Omar bismillah. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci na di rafetlu vraiment comme lu ndaw soosu njëkk a génn rek soxna soosu vraiment ñu ngi lay kontaan ci yow vraiment sa taxawaay. defe naa ñu yëpp journée yëpp meloon comme yow. wax dëgg yàlla assainissement bi kii dina yomb. jërëjëf damay ñaax askan yi moo xam le chef de l' état El Hadj Macky Sall. en premier lieu d' abord. nga xam ne carrément presque actuellement fu mu toll. vraiment war nañ ko assainir comme lu groupe boobu noonu li Ibrahima Lissa Faye ak ñoom consort ak ñoom Bamba Touré nu ñu taxee pour assainir presse bi. vraiment état bi da la war a jàppale à 100%. dëgg la tu sais presse bi wax dëgg yàlla am na trop maa tey loo xam ne nit ki man damaa dem ut ci moom dara. awuma ko xaar ma ñëw bindal wala jox ko sama beneen confrère koo xam ne maîtrise wul affaire boobu sax bindal ko xam ne carrément loolu jaadu wala génn internet. parce que internet dafa xóot Assane. internet dafa xóot. lépp lu ñu fa war a dugal. te dafay des dañuy wax te encore dafay mbind mi day des de waaw. bind bi day des de. lépp lu ñu fa dugal laa la wax. te fini yow da ngay génn àdduna bàyyi ko foofu noonu laa la wax. xoolal tey archive li ñu war a génnee xoolal rek ci archive li ñu génnee nit si diw si génnee fu mu jaar yëpp. maa ngi doon seetaan temps yële passé ci TFM bi mooy dem si yàlla Pape bi bu mu génnee àdduna. xoolal li ñu ko doon waxal laa ak lu mu doon wax loolu xam nga loolu yëpp lu am lu jar a sóoraale la. ala ci Assane dëgg la jërëjëf Omar. état bi dafa war a def lu ne laa la. merci pour jàppale vraiment la presse. Omar waaw jërëjëf Sow jërëjëf Bamba Touré moom ci presse en ligne bi moom it sama xarit sama frère ma koy ziar bu baax soxna Mami Mbacke ñu ngi ziar Mbacke Balla sëñ Fallou gis naa message